mbokk yi asalaamaaleykum ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm ñu rafetlu seen ànd ak ñun ci ITV di leen dalal jàmm ci xibaaru local yi. tey nag ñu koy baaxoo di defee saa su nekk ñu tàmbali ko ak campagne bi actu campagne mu ñuy yóbbu tey ci diwaanu Colobane Fass Colobane Gueule Tapée xam nga ne njiitu Sénégal 2035 ma nga foon moom Mame Mbaye Niang ànd ak Bocar Ba di candidat coalition boobule ci diwaan bi moom nag jot na fësal ay bëgg-bëggam dem ci marché Colobane waxtaan ak jaaykat yi de nag la mu bëgg daal mooy yitte dëgg ñu def ko ci marché bi loolu daal mooy bëgg-bëggam ndax jot na saafonte waxtaan ak ñi nga xamante ni ñoom ñoo jaay ci marché bi ñoom tam waxti ko seen njàmbat moom nag ne noppi na ngir indi ci saafara saawun ko fare ci bopp mairie bu Ndakaaru ñu ànd ci leeral ak Pape Babacar Ndour reportage. njiitub coalition Sénégal 2035 siq ay jéego ci diwaanu Fass Gueule Tapée ak Colobane Mame Mbaye Niang taafonteek commerçant yi marchand ambulant yi niki noonu askan wi nga xam ne moo yeewoo ci gox bi Bocar Ba nekk candidat coalition bi ci biir commune bi daal di wane la ab yoon tolluwaay marché Colobane nag amoon na njeexit bu baax a baax ci seeni waxtaan. ma ñu xoolee ni marché dafa am jafe-jafe lu ñu njëkk a def mooy dañuy xool ñi nga xamante ne acteur nañu ci biir marché ba ñu dugal leen d'abord ci suñu liste investir leen pour que marché yi am représentativité ci conseil municipal bi ñu bëgg a teg ville de Dakar bi nga xamante ni suñu mag Mame Mbaye Niang moom la bëgg te yàlla incha allah ñaan yàlla jox ko ak ñun Gueule Tapée Fass Colobane bu ñu bëgg suñu bis bu ñu yàlla mayee loolu daañu mën a saafonte boole doole yi entre la ville ñu mën a liggéey defaraat marché Colobane. ci biir yoonam cortège bi daal di saafonte ak kilifa muy ay jokkalante kàddu yoo xam ne kii di candidat coalition Sénégal 2035 Mame Mbaye Niang jàpp na ne am na njeexit lool. boo xoolee di nga ci gis ay ndaw ay jigéen ñoo ci ëpp ñun yàlla sutura boobu la ñu defal ndaw ñi ak jigéen ñi la ñu booleel damay faral di wax du jaañ laa koy tooñe ni ko ñun borom musóor yi la ñu àndal. musóor nag moom du xale moo koy takk donc xam nga ni musóor mag a koy takk te kuy takk musóor da ngay voté ji ak yeneen jeunes yi ñun donc ñun suñu loolu ñooñu la ñu ciblé wéeru ci mag ñi nag. diirub caravane bi nag amul benn jafe-jafe wala fitna buñ nemeeku léeg-léegaa sax mbooloo mi saafonteek ak yeneen i parti yu féete ci kujje gi ci seeni jéego. Kandour jërëjëf ginnaaw kon njiitu Sénégal 2035 ñu dal ci njiitu coalition wàllu Sénégal fii ci Ndakaaru capitale bu Sénégal Doudou Wade jot a fësal programme am samp ko ci fukk ak ñaari axe bokk na ci wàllu njàng mi ak njàngale mi wàllu wér-gu-yaram wàllu tamit li nga xamante ne ni moom mooy karange wàllu sécurité waaye tamit waxtaan ak ñoom wàllu alam gi moom Doudou Wade jot na fësal li nga xam ne daal mooy bëgg-bëggam ne nag la mu bëgg mooy Dakar ville intelligente loolu kon la fësal ci programme bi moom Doudou Wade nag bëgg ne saa wuñ ko fale ci bopp mairie bu Ndakaaru daal lu mu bëgg dëgg mooy soppi xar kanamu Ndakaaru capitale bu Sénégal ndaje lañ amal ci permanence PDS ñu ànd ci leeral ak Abdou Khadim Thiam. may gën quelques organes de presse ci seen tentative le groupe ITV teel nañu bind lettre di demander à organiser un débat entre les 6 candidats. Nous donne son accord. La RTS a voulu organiser lundi dernier un débat entre les 6 candidats jusqu'à midi. Tout le monde était d'accord. Je parle sous le contrôle de Ousmane Kane. Je suis d'accord parce que les gars sont d'accord. Je suis Atiles ak Pape Diop. Je suis d'accord. Ousmane dellu si dama ne gars yi kat ñeenti ñu ne dañu am ay engagement mais nee na engagement du fi jeex ba le 23 janvier mu ne ma yaay Pape Diop yéen ci des de ma ne nee ko ñaara ci des dinañ ko def mu ne ko ñaara ci des yow droit dañ ko def mu ne mënuma defal ko droit moo tax Ousmane Mbengue wax na ne jël na engagement démb ci sa kanam mu ne je vais tenter d'organiser le débat entre les 6 débat bu kenn nekk sa borom il faut que les candidats maires que nous sommes candidats yi ngeen doon ngeen dem waxtaan
ak journaliste yi ci li ñu waree yore réew mi. ñu des ak moom ba tey moom mi nga xam ne moom mooy njiitu coalition Wallu Sénégal nekk candidat bu ville bu Ndakaaru Doudou Wade jot na tamit rafetlu taxawaay bi nga xam ne ëttu taskatu xabaar yi amee nañ ko ngir woo candidat yi ngir waxtaanee seen programme ak seen bëgg-bëgg ci bopp mairie bu Ndakaaru moom Doudou Wade nag naqar bu baax yéen ci candidat yi nanu lànkee bañ ba banku rek jëm ci li nga xam ne dana ni moom mooy loxo bi leen ëttu taskatu xabaar yi tàllal donte nag rafetlu na taxawaay bi moom Doudou Wade nag naqarul tamit li nga xamante ne ni la ñuy nemmeeku di ay sàcc wala boog ay koppar yu nax saay ci yenn kërub liggéeykaay fii ci Sénégal Doudou Wade loolu jot na ci ñëw waaye tamit jàpp na daal liggéey taskatu xabaar yi ci élection yi doon na lu mucc ayib ñu teewli kàddoom Doudou Wade ba tey ci micro Abdou Khadim Thiam. mbooloo mu takku moo ñëw wuy ci candidat bu Wallu Sénégal mbooloo moo xam ne mën nañ ci ràññee ay ndaw ak ay mag Doudou Wade profité ci fësal programme am te li ñu ci gën a ràññee di lu jëm ci wér-gu-yaram ak njàngale mi. dafa am lu ñu bëgg a def d'abord dans le cadre de la santé et de l'éducation l'accessibilité géographique Sénégal amatul droit di jël ay organismes de santé yu muy tabax muy féete après repos Mandel jëm Cap Manuel c'est une hérésie. Président Macky Sall jël na 62 milliards def ko principal moo gën a xat Gorée 62 milliards yooyu doon na nekk 10 hôpitaux de 6 milliards de francs dans Dakar mais comme moom am na établissement mais ñun du ñu demee noonu li ñu bëgg a def dañ koy def ak moom président Macky Sall ci ñaari at yi mu fi nekkee kii ñëw ñaari at yi di ñëw ñu def ak moom àggali ko sunu 5 ans mat ñu dem kooku àggali mandaam te kooku ci ñun lay doon. ci ab dëkk boo xam ne càcc gi ak agression yi dafa bari faaw ñu xalaat ci naka la ñuy faagaagalee defkatu ñaawteef yi loolu di xalaatu ki fi nekkoon député. biir parcelle koñ bi am na ñett ñu bees ñu fiy dugg mais ñaar ñi ñoo bokk koñ mais ñi daal ay chinois lañu wala ay pakistanais lañu ñett ñu le ay nigérians lañu am nañ droit dugg fi mais nañu seet fu ñu jógee lu ñuy def ñu wax ko au niveau de la sécurité dañuy dem ak Macky Sall pour lui proposer une police municipale il faut le soutien des maires ñun ñooy fay police bi mais ñoom ñoo leen di jàngal ci ñun ni ñi leen soxla parce que nos besoins ne sont pas les mêmes c'est un besoin d'information de vigilance de surveillance d'accompagnement et de renseignement. candidat bu Wallu àdduna tamit ci luubal gi ñuy luubal xaalisu réew mi bi ci mujj di juróomi milliards yu ñu jël ca trésor. Aujourd'hui les voleurs sont au trésor. Aujourd'hui ñiy livrer secret yi mooy yi les secrétaires mais li am ba am mooy au trésor le président de la République. Je vous dis en face et j'en ai déjà parlé dans le temps à des ministres de finances de votre gouvernement. Il se passe au ministère des Finances des formes de détournement dans les contrats, dans les cessions de créances et même dans l'organisation des paiements de crédit. Président, loolu man bind naa ci sa ñaari ministre des Finances lettre wax leen ko de manière très claire ba ñu dégg ko. ci ab programme am Doudou Wade di dig doomu Ndakaaru yi ab dëkk bu naat ab dëkk boo xam ne ay moroomam di ñu ko yóbbul dara. candidat wu bokk gis-gis di Pape Diop jëm ci ville bu Ndakaaru ma nga woon ca Cambérène jot na waxtaan ak kilifa Laayeen yi fa nekk saafonte ak ñoom weccante ak ñoom xalaat waaye itam sàkku ci ñoom ñaan Pape Diop ne nag la mu bëgg mooy élection yi ñu bañ ci nemee ko benn fitna tam bañ ci daal di jolli ginnaaw gi nag muy sàkku leeraange dëgg am ci élection yi Pape Diop ñaan ci kalamu xalif bi lu jëm nag ci wàllu jàmm ci Sénégal jàmm ci élection yi waaye tamit benn fitna bañ ci jolli Pape Diop nag sunu naataango bi nga xam ne moom mooy Moussa Mané moo ànd ak nag moom ci caravane bi mu doon amal ci Ndakaaru capitale bu Sénégal reportage.
bu juróomi waxtu ci ngoon jotee la kii di Pape Diop daal di jóge fële ci Almadi jubali Yoff. candidat bokk gis-gis bi moom lim jot a xamle mooy dafa nekk ci lu mu tuddee caravane de la paix ndax àndul benn yoon ci violence yi am. démb sama discours yëpp ci jàmm laa doon woote waaye tey ma jóg ma ni damay ñëw fii Yoff ak Cambérène yéen kilifa yi ma ñaan leen ngeen ñaan wax ak askan bi pour ñu dalal campagne bi ñu def ko ci jàmm ku war a gañe parce que yàlla mooy tànn ki gañe. kii di Mouhamadou Lamine Laye nekk porte-parole famille Layène bi jàpp na ni politiciens yi dañoo war a bàyyi violence bi su fekkee ni développement Sénégal moo leen ñor. sellal nag ku ca nekk doo bëgg fitna ndax yonent bi nee na al fitnatu naa'ima la'alla Allahu man ayqaza fitnaa ngi nelaw yàlla rëbb na képp ku ko yee yàlla teg si ne wattaqu fitnatan la tusibanna allazina zalamu minkum xassa waalamu anna allaha shadidul iqab na ngeen ragal fitna ndax bu ñëwee du yam si bopp ñu ko sabab. bi mu jógee Yoff daal di jubal Cambérène dem seeti Ndiaga Sarr moom di doom si ñetteelu xalif des Layènes moom Ndiaga Sarr mi le sax lim jot a xamle mooy yàlla rek mooy kiy joxe nguur ba tax na politiciens yi dañoo war a bàyyi violence bi. da nga wax ci am solo nii da ngeen def caravane de la paix loolu mooy li ñu di l'islam santaane te yaakaar ni suñu mbokk chrétiens yi tamit ci loolu la ñuy dox de telle sorte que loolu mooy stabilité mondiale. candidat bi ca mairie Ndakaaru Pape Diop daal dina jeexal tournéem ci këru kii di xalif général des Layènes bi mu fa jógee daal di dem ci mausolée wu Seydina Issa Laye. candidat bu coalition Benno Bokk Yaakaar ca Kaolack di Mamadou Ndiaye Rahma ma nga woon ca Kabatoki xam nga ne nag moom mooy fiefu njiitu Senelec di Pape Demba Bitèye jot nañ fa amal meeting gu mag boo xam ne askan wi yëpp dem nañu wuy si leen ñoom tam ñu daal di saafonte ak ñoom fësal seen programme ginnaaw meeting bu ñu amal moom Mamadou Ndiaye Rahma daal nañ ci prox ndollu woote jàmm waaye tam woote waa coalition Benno Bokk Yaakaar ngir ñu doon benn jëm ci élection locale yi loolu mooy kaddu yi nga xam ne kon mënees na ko fa jàpp ginnaaw ñu teewli kaddu moom Mamadou Ndiaye Rahma nekk candidat Benno Bokk Yaakaar ca Kaolack ay kaddoom ci micro Adama Sarr ak Astou Mbaye. mën naa bari waaye dama ne ku ne xam nga kii la mën coow yi mën naa bari wax naa barki démb ci meeting bi doon def ma ne appareil bi nga xam ne coalition Benno Bokk Yaakaar moo ko yor ku jaaxla wala ku perte te di ko nëbb rek moo leen di saw ku dem ba sa xam-xam jeex wala sa yaakaar tas wala la nga nekkoon bitig mag ba doxatul mooy tax nga yaakaar ne mën ngaa am loo chantage président Macky Sall Kaolack du dëkk bu ñu jël di ci chantage président Macky Sall te kenn mënu leen ci terrain bi yëpp taw maa ngeen di wax ne ngeen gën a taxaw gën a continuer liggéey bi ba victoire bi bu soobee yàlla kenn du wax naan avantage pourcentage ba bëriwul loolu moom nañ ko lamb différence ba bëriwul nag nañ ko def nii nañ ko def laaj dama ne jël moom bu leeree Ousmane wax ne léegi de daf koy dem waaye Ousmane maa lay wax ne yow sax ma ne yow sax ëpp nga ci combat boobu dama ne wax ji dama mos a dégg Abdoulaye Wade mu ne boy boo ko tëralee ba koo ren bi foo toll dégg yuuxu waaye yéen daas leen seen tookare su Pape Demba tëree ma ñàkk ngeen doon tookare. Adama Sarr ak Astou Mbaye jërëjëf gërëm leen bu baax a baax mbokk yi kon ginnaaw campagne bi ñu dal ci nataalu gox bi tey jii
mu ngi jëm nag ci Grand Dakar xam nga ne lu toll ci juróomi mbër ñoo samp seen ndënd bëgg fa wutu maire ba fa nekk ginnaaw ñaari mandat yu mu am moom Jean Baptiste Diouf sampaat ndëndëm ci élection locale yi nekk candidat bu Benno Bokk Yaakaar nar a jongante ak waa Yewwi Askan Wi nar a jongante ak waa coalition Wallu Sénégal nar a jongante ak Bokk Gis-Gis waaye itam nar a jongante ak mouvement bii di Gëm Sa Bopp kon juróomi candidat yooyu ñu amee foofu ca Grand Dakar ñu ànd ci leeral ak niñ ko defee bés bu nekk ak sunu naataango Mamadou Dieng reportage. avenue Cheikh Ahmadou Bamba bopp ñaari tali ak place de l'unité africaine ñoo féetee commune bu Grand Dakar penku boulevard Dial Diop féete ko sow bët gànnaar avenue Bourguiba bët Saloum Fann ak Bel Air Grand Dakar di commune bu gën a tuuti ci fukk ak juróom-ñeenti communes yu Ndakaaru yaatuwaayam weesu tuuti benn ci kilomètre carré commune bi daloo yenn ci kër nguur gi yu mel ni école nationale d'administration agence nationale de la statistique et de la démographie école nationale de la magistrature ak centre culturel Blaise Senghor Jean Baptiste Diouf mooy maire commune bi 2009 ba nëgëni muy wut ñetteelu mandat moom mi parti socialiste la bokk mu wuti ci bopp mairie bi Mouhamadou Lamine Samaké bu parti démocratique sénégalais mi doon maire diggante 2002 ak 2009 Ahmadou Mbackiyou Faye bu parti socialiste moo njëkk a toog ci bopp mairie bu commune bi loolu ci atum 1996 ñaari mandat kon mu am ko ci bopp mairie bi Jean Baptiste Diouf di wut ñetteel bi ci jongante palu gox-goxaat yi nu jëm mu bootu ci gannaaw Benno Bokk Yaakaar waaye Thierno Birahim Ndiaye taxaw ci kanamam bëgg foqarti li nga xam ne moo di mairie bi moom mi mu koy yóotu depuis 2009 ñaari yoon kon Jean Baptiste Diouf di am ndam ci kanamam waaye terewul mu bàyyi moom jiital génération jëf Thierno Birahim Ndiaye mooy tête de liste bu Bokk Gis-Gis ñoom ñaar ñu ëppalee Alioune Ndiaye bu parti démocratique sénégalais benn participation nde moom 2014 la tàmbalee wut li nga xam ne mooy mairie bu Grand Dakar Alioune Ndiaye bi le yoon di ñaareel participation ma mu ànd ak coalition Wallu ci jongante palu gox-goxaat yoo xam ne coalition Yewwi Askan Wi moom Aïssatou Fall la dar Aïssatou Fall moom adjointe la ci mairie bi topp ci gannaaw maire sortant bi di Jean Baptiste Diouf moom soxna si jiite jigéenu Khalifa Sall yi bi la yoon mooy gulet muy bokk ci jongante palu gox-goxaat yi ni Birahim Ndong moom it bi la yoon moo njëkk muy wut mairie bu Grand Dakar moom Birahim Ndong collaborateur la woon ci Jean Baptiste Diouf mi muy dëkku coalition Gëm Sa Bopp ñoom ñoo ko ngemb ñuy juróomi candidat kon ci course bi di yootu mairie bu Grand Dakar bi ëmb ay quartier yu mel ni ñaari tali zone A Sicap Darabis Sicap Annexe Amitié 3 Taïba ak Cerf-Volant kay jël raw gàddu gi des koo xam ngoonuk ñaar fukki fan ak ñett ci weeru janvier. Mamadou Dieng jërëjëf xam nga ne nag saa su nekk bu ñu defee loolu dañuy jox kàddu gi ki nga xam ne moom moo jëm ci xam-xamam màcc ci wàllu woowee di expert bi nag ñu ci àndal saa su nekk di Babacar Fall secrétaire général bu GRADEC moom nag mu ñuy xamale ay ponk yoo xamante ne nii dañ ko waxtaanee ci élection locale yi rawatina ci campagne bi ngir mënu ci leeral ñu teewli kàddoom Babacar Fall. waaw comme ni ñu ko waxee campagne électorale dafa nekk loo xam ne nii lu war a am la saa yu jubee ci élection bu dee élection locale maanaam élection municipale ak départementale campagne électorale bi loi bi dafa war a wax ni fukki fan ak juróom lay am avant laata ñuy voter mais loolu tekkiwul ne fukki fan ak juróom lay durer maanaam fukki fan ak ñeent lay doon campagne bi fukkeelu fan ak juróom bi dañ koy woowee ci jargon électoral silence électoral bis boobu kenn du ci def dara. donc bu ñu xoolee ci xayma campagne bi mi ngi démarré le 8 à partir de 0 heure daanaka dañuy dugg donc ci samedi le 8 day dem ba ajjuma le 21 à partir de minuit ci lay arrêté loolu mooy fukki fan ak ñeent yi. maintenant nag campagne bi li koy régir mooy bu fekkee ne da nga nekk campagne bu la war nga mën a def ay affiche yoo xam ne da nga koy def am béréb yoo xam ne dafa am moom la ñu jagle pour affiche yooyu. donc boo demee commune bu nekk maire bi dafay jël maanaam arrêté daan ne kat place sangam fii war nañ fi afficher place sangam war nañ fi afficher dafay def sax des fois ay tableau yoo xam ne nii foofu la ñuy war a afficher donc mbiru affichage bi dañ ko réglementé. beneen bi mooy candidat bi mën na def li ñuy wax ay maanaam circulaire de propagande ñu koy tudde profession de foi mais loolu bu ko bindee loolu dañ koy wax dafa am lu ñuy wax formalité dépôt légal c'est-à-dire que bu ko bindee daf koy yóbbu. Direction générale des élections jébbal leen ko ñoom ñu xool ndax texte bi amul dara loo xam ne par exemple mën na yee fitna wala loo xam ne par exemple dafay maanaam wax ay mbiru waaso yu demee noonu bu fekkee document bi xool nañ ko ba ne baax na ñu imprimer la ko yow bu ko defee document de propagande boobu nga koy yóbbu di ko joxe ci say meeting ak yu demee noonu ak sa caravane yi ngay def benn mbir bi mooy
comme xam ni ma ko waxee campagne électorale nekkul loo xam ne ni maanaam télévision yi ak yooyu dañ koy couvrir comme ni muy amee présidentielle ak législative waaye nag rajo yi mën nañu interviewer ay candidats woo candidat bi mu wax programme ak yu demee noonu ñu jàllale ko waaye nag loolu bu ñu ko def dañ ko war a def ci yamale moom maanaam waruñu def ci mu fës keneen ki ñu néewal ko yow bu fekkee da nga nekk candidat nga gis ne maanaam presse bi dafa xaw a jeng maanaam beneen candidat la gën a favoriser bu boobaa yow mën nga def plainte déposer ko li ñuy wax cour d'appel la cour d'appel bu dee fii Dakar moom mooy la cour d'appel qui est compétente pour lépp loo xam ne dafa jëm ci contentieux ci wàllu campagne électorale ñoom ñoo koy traité bu ko defee bu fekkee yow da ngay jàpp ne dañu la léser waa cour d'appel dañuy jël dogal immédiatement pour dellool la ci sa droit te dogal bi nga xam ne cour d'appel mu ngi koy jël dafa nekk dogal boo xam ne maanaam loolu kenn mënu ci def beneen appel maanaam nga attaqué ko devant cour suprême wala yooyu dogal la boo xam ne bu ko xasee ba jël maanaam yow dafay imposer wu ci candidat bi maanaam loolu aussi dafa nekk loo xam ne moo mandargaal campagne électorale bi ci mujj nag mooy bisu élection dañu tere képp koo xam ne candidat nga wala nga ngay citoyen ci bisu élection bi ngay distribuer ay documents de propagande yu mel ni bulletin de vote yi pour maanaam xamal sa couleur u candidat ak yooyu ci bërëb bi nga xam ne moom la ñuy voté waruloo ko joxe loolu bu fekkee da nga ko def bu ñu la jàppee am na daan yoo xam ne dinañ la ko teg te daan yooyu prévoir nañ ko ci code électoral bi. Babacar Fall secrétaire général bu GRANDEC jërëjëf jërë ngeen jëf mbokk yi ñu ngi leen gërëm bu baax ci ànd bi ak ñun ci ITV ñu jox leen dig daje ëllëg bu ci yàlla àndee ci beneen journal ñeel campagne bi jërë ngeen jëf.